salaamaaleykum sama mbokk YouTube yi salaamaaleykum sama mbokk Facebook Ndella Madior Diouf TV asalaamaaleykum mbaa yeewu ngeen ci jàmm mbaa yeewu ngeen ci jàmm waay asalaamaaleykum bonjour Souleymane Gueye maa ngi leen di nuyu di leen di sant di leen di ñaanal journée bu jàmm ak salaam ma bàyyi leen ngeen dugg ndax ku ñu naan Iran Ndaw moo ma doon attaqué te tegu ko fen moom laa fas yéene waxal tontuwuma ko de damay wax ak moom ndax ñi ma attaqué temps yi bari nañu di wut buzz nag gis naa ci sa ay tradipraticien ndeysaan ñi ma attaqué jubluwuñ ci lenn lu dul ut buzz ndax temps yi moom ku waxul ku deful live tudduloo Ndella Madior rek bokkuloo ci balaa ngay am jàmm provoqué Ndella Madior turam rek nekk ci titre jaay na site internet turam rek nekk ci titre jaay na site internet loolu utum xaalis boobu warul tax ngeen di tooñ nit koo xam ne dafa leen dara man de ku ma critiqué yaa ma tooñ man Ndella Madior ku ma critiqué yaa ma tooñ ndax dafuma kenn dara damaa toog ñu may attaqué am samay rajo di tànn ñu fa war a ne ku ma fa génne nga meer attaqué Ndella Madior dina am sa ñoo xam ne dañoo ber seen daara pour am clientèle rek dañuy tudd Ndella Madior gis naa yenn gisaane yi ndeysaan xaw ma ban at laa ne nga ci dégg bëggoon ku leen tudd rek attaqué Ndella Madior ma bëgg ngeen partage vidéo yi aimé vidéo yi ndax lu ëpp nag su bëggee tuuru nag dangay siffler la fin de la récréation dama décidé siffler la fin de la récréation ndax ndaanite yi comprendre wuñu naka la siffler la fin de la récréation diplomatiquement en commençant les émissions médicales sur la santé sexuelle fa la siffler sur la fin de la récréation comme que doo leen nandite comprendre leen lu tax ma enchaîner avec la santé sexuelle pour jàngal leen pour dédramatiser pour socialiser pour évoluer ci beneen rythme waaye ngeen continuer rek nekk ci rek ana Ndella jàppal Ndella ana Ndella jàppal Ndella ku tudd Ndella daal doo am jàmm ñeen yi dañ leen di fay sa pour ñu tudd Ndella ñeen yi ñuy créer seen titre pour am xaalis coow lii xam nga lan moo ko indi Sénégal te Sénégal dañu mujj a jéggalu changer titre bi coow li ci Sénégal la jógee bi ma defee émission confrontation ma bëgg ngeen déglu bu baax li may wax te tasaare ko partage vidéo bi ñépp jot ci bi ma defee sama émission confrontation ak Bijou Ngoné tooñu ma 2STV tooñu ñu ma confrontation tooñu ñu ma dañu doon bugg a leeral ma leeral parce que xam ñu bëri ñu critiqué Bijou Ngoné ma ne bàyyi leen Bijou Ngoné def ma dara bàyyi leen Big Taf defuñu ma dara benn gisaane rek moo bëggoon lëndëmal xelu nit yi junju affaire lesbienne gis ngeen barki de moo njaay bu mu si génnee ne musuma wax Ndella Madior lesbienne la te moo ko junju moo ko tey jund ko nu mu ko junjee nag noonu la si génnee bu mu set wecc
dégg ngeen ko si plateau confrontation vendredi passé nu mu si génnee ba mu set rek comme su dul woon moom ne mu su ko wax waaye loolu doyul samay noonu soni doyalu ñu mun nañoo supporter Mame Mactar Gueye ak le journaliste Adama Gueye ni ñu ma appuyé mënuñu ko supporter foofu ñu tilimal yenn journalistes yi tamit comme ni ñu titré titre contre toute attente surprise Mame Mactar Gueye félicite Ndella Madior c'est du jamais vu def ay titre pour jaxase ma ak Mame Mactar Gueye jaxase ma ak Adama Gueye ñii jël seen responsabilité ne bu leen tilimal ndaw si lu mu wax dafa leer nee na du lesbienne waaye journaliste yi nga xam dañ commencé tiite ne waaw dama ne woon du ma si wax mais foog ma wax si pour siffler la fin de la récréation stop c'est stop stop c'est stop et j'ai décidé de siffler la fin de la récréation arrêtez soo leen bëggee am xaalis réfléchir leen ngeen seet naka ngeen di amee xaalis moo gën topp bi mel ni ay dëmm si Ndella Madior jàppal Ndella Madior di sucé deret tamit ngeen ay dëmm ngeen mel ni ay dëmm di ratt rek di naan deret rek di naan deret rek il faut arrêter soo leen nekkee dëmm bàyyi leen deretu naani deretu fi ngeen yi ngeen tàmm naan deret yi ngeen tàmm naan dam leen ngeen ratti foofu te ngeen bàyyi deretu buur siin bi tranquille ay naan katu deret ngeen dégg ngeen wax ci su fekkee da ngeen di ne Ndella Madior ju dafa dof yenay dof te dinaa leen fekk yéen ñii yenay dof te dinaa leen fekk da ngeen iñaan fumiste rambaaj da ngeen wax ñi ki ñaan fumiste rambaaj escroc ndax dañ leen di fay pour ngeen yàq nit loolu mooy escroc da ngeen di fay pour ngeen yàq nit une partie des journalistes ak yenn ustaas yi dañ leen di fay pour ñu yàq nit maa ko wax fumiste ngeen rambaaj ngeen amuleen rusukaay maanuwu leen amuleen yar te dinaa leen tojal lépp lu may wax nii yépp dinaa leen ko tojal benn par benn kon Sénégal bi ñu xëyee au lendemain de l'émission confrontation dañoo jóg ne Ndella Madior je fais l'amour tous les jours et plusieurs fois par jour j'adore les hommes ma woo Sénégal man leen Sénégal lu tax ngeen dagg film bi lu tax waxu leen traité de lesbienne Ndella Madior contre-attaque ou répond dit qu'elle adore les hommes et qu'elle fait l'amour tous les jours loolu ngeen waroon titre y a une grande différence comme que Sénégal dafa bëgg a sexe sénégalais dañoo bëgg a sexe di làkkutu nag ñoo gën a bëgg seetaan film kon pornographique ñoo bëgg a yëkkataan seeni jànk yi ñoo gën a bëgg a violer nit looloo fi am Sénégal ma laal nag si góom bi rax si dolli yoom yi bëri Sénégal ma laal si góom bi kon su ma nee vrai mec yoom yi dañuy mer képp ku mer dangaa yoom bépp góor bu mer si li ma wax les vrais mecs dangaa yoom teguma la ko dégg nga wax ji Sénégal ils ont eu la gentillesse de présenter leur excuse et de changer le titre mais entre-temps le mal était déjà fait ñeneen ñëpp yooyu comme que dañoo gëj am xaalis Ndella lekkukaayu xaalis moo tax j'ai refusé automatiquement toutes les demandes d'interview parce que dañuy bëgg a lekk xaalis si man di lekk xaalis si man di titrer n'importe comment rien que pour avoir des vues et se faire payer par YouTube d'accord système bi ñëpp xam nañ ko mais doo bëgg a yàq nit pour am xaalis boobu du lew suy dugg dee gànnaar il faut réfléchir su fekkee da nga bëgg a buzz da ngay réfléchir daf lu lew daf lu baax nga am say vues mais doo utiliser turu nit topp ko di ka lekk mel ni ay dëmm ngeen sax
ay dëmm ngeen ay fimis ngeen ay rambañ ngeen ay eswu ngeen maa ko wax ku mu naqari na yow jàkkaaroo moom man dinaa la dóor yoo xam ne ba àddina tukki doo ko fàtte dinaa la dóor yoo xam ne ba àddina tukki doo ko fàtte képp ku ne Ndella Madior dafa dof man dof bi dinaa la faj man dof bi man médecin dof bi man maa lay faj ngeen di làqatu seetaan samay vidéo yi ñeen yi di fantasmer yéenay dof dinaa leen faj c'est tous les soirs de 21h à 23h ce sera de la santé sexuelle sans compter les émissions politiques extra programme bu riche leen di préparer mais éducation sexuelle si réew mi kenn du ma ko teree wax te nu mu gën a tegginee laa koy waxee ndax dama ko jàng c'est mon métier loolu moo leen nakari nag blouse bu weex ba ma sol mu nekk la surprise générale moo nakari gars yi ah boo kii médecin la ah boo kii dem na fa am na ñu dem ba faculté de médecine di laajte ndax def naa ay cours tellement que ils sont tellement nuls comme que Facebook YouTube les réseaux sociaux d'une manière générale c'est ouvert à tout le monde même jaaykatu caaf bi ma respecté mun na seetaan si vidéo def benn commentaire mécanicien bi ma respecté mun na taxaw fële chômeur bi ma respecté mun na def nii dugg def commentaire c'est ouvert à tout le monde li nga xam ne ñëpp mun nañu dugg def seen commentaire loolu kan moo ko mën a contrôler doo fi nekk di mer danga ko du lire léegi sax maa ngi jàng di lire pour affronter la férocité des commentaires des gens d'accord et j'en apprends beaucoup sur le niveau extrêmement bas de la population d'accord affaire bu mu amee qu'est-ce qui s'est passé en réalité c'est très simple Bijou Ngoné m'a appelé m'a invité bi mu invité li ma wax dafa leer waaye il paraît que gisaane bi de la traité de lesbienne nee na lesbienne la ma ne ko ah j'avais deux possibilités de ne même pas répondre à cette question su ma neexoon ne ko je ne réponds pas à cette question mais day semer le doute dans la tête des gens te yëfu góor jigéen ak yëfu lesbienne kuñ ko tuumal da ngay seetal sa bopp gis ngeen góor jigéen yi suñu faatoo duñ leen su suul si cimetière yi musulman yi affaire yooyu suñ la ko tuumalee da ngay seetal sa bopp mu set wecc ndax façon provocation bu nekk dinañ la ko wax et comme man damaa mën a tontu dama tontu ne écoute je réponds pas à cette question non biñ ma ko posé question il y a en 2010 xam nga la laa tontu la même réponse lu tax lu genre période boobu amu woon kii parce que période boobu amu woon ay Facebook en 2010 ba ma koy tontu amoon na Facebook mais amu woon c'était pas jaxul woon amu woon Facebook live dama ko ne j'adore les vrais mecs mon mari est un vrai mec Aïssatou Diop Fall bi ma ko posé en 2009 ou 2010 boobu mi ngi Walfadjri il paraît que tu es lesbienne di ma provoqué rek boobu ñu ngi may tuumaal ak Coumba Gawlo Seck te Coumba Gawlo Seck nekk sama rakk bëgg ma koy conseiller su ma yendoo këram su may fanaan ak këram man ak moom ñooy bokk même lal fanaan man ak jànk yi xam naa li ñuy bokk même lal la ñuy gis defaraatal sa entourage ndax nit ki da ngay mën a nettali samay xarit bàkk de moo njaay seesi nañ ma fii Saly sama chambre laa leen recevoir ñu bokk même lal waxtaan yeewu suba teel dem piscine say cousine su lay seet si da ngeen di bokk même lal quel est le problème on n'est pas des obsédés sexuels dañ ko du sa xalaat sa xarit bu góor sax mun nga bokk même lal te seen xel sax du nekk si ay dara parce qu'on n'est pas des obsédés sexuels comme pour marquer la réponse j'ai dit écoute man ok j'adore les hommes pour encore marquer le coup ma ne quand je suis mariée gis nga nu mu mënee muñ góor man Ndella Madior mun naa muñ góor ay ati
parce que je couche que quand je suis en couple. D'accord? Mun naa ko muñ ay ati. Mais quand je suis mariée et quand je suis en couple, je le fais tous les soirs. Mais loolu, quel est le problème? Et avec un homme viril, un vrai mec, quel est le problème? Quel est le problème? Et ces obsédés sexuels nga xam dañuy yuut suñuy seetaan sama émission di yuut sama seetaan émission di am érection suñu may déglu, je suis au courant de tout. sama baat sa di leen di excité commencé ragagagagag dégg ngeen lu mu wax mais tous les couples sexuels, tous les couples légalement mariés font l'amour tous les soirs. S'ils sont normaux, quel est le problème? S'ils sont normaux, ñi ko dul def nag ñoom ñoo normalul. Waaw ñoo bëggantewul. Waaw ñoo normalul, ñoo bëggantewul. ba suñ ko defulee c'est un motif de divorce. Waaw parce qu'il faut que je siffle la fin de la récréation. Lii lan la? Waaw kon ma kal ko fa tegal leen nag li ma dégg suba teel bii, parce que man dama yeewu suba teel dégg affaire bi. ma ne waa Iran Ndao bii moom lan moo ko jot? Iran Ndao jotewu mag yow dara ndeysaan. man di dem lay seen di télé bi de temps en temps le matin man damay télé yow duma la seetaan intégralement ma dinaa cof xool après parfois des compliqués ma zappé. Parfois des compliqués ma zappé. Parfois mu neex ma, parfois du ma neex. waaw parfois je trouve ça vulgaire ma zappé. ndax si je trouve ça intéressant damay taxaw dinaa la wax lu tax du ma lay seetaan. du ma dagg film man dinaa la wax lu tax man Iran Ndao du ma ko seetaan damay zappé. musuma fàttali ko fu ma seetaani Iran Ndao du début jusqu'à la fin damay cof rek damay zappé ndax dama ko xaw a mere te danaa wax lu tax ma mere ko. du ma dagg film bi nag dégg naa bu baax sa wax si Iran Ndao nee nga loo wax nit dina egg si moom. loo wax nit dina egg si moom waaye moom lu mu wax du egg si yow ndax kenn ñemewu laa wax li nit wax si yow. kon dangaa terroriser sa entourage ba kenn ñemewu laa wax dëgg. dinaa la wax yaay kan tey rek nga doyal. tey rek nga doyal si fayu gàmmu bii tey dinaa la wax doo ustaas benn par benn tegal la ko nag benn par benn xuloo mag yow de damay wax ak yow yaay kan. bàyyi leen di nax nit yi bàyyi leen di mbubboo ustaas yore seeni làmmiñ di ratatate rek bàyyi. danga bëggoon siw si Ndella Madior dinaa la yokk siw yokk naa la sa sax déjà yokk gas bi ñu si tuddee bi nga nangoo ñu tudd la fekk chantage la dañ laa fay pour nga attaquer Ndella Madior. yow affaire bi dafa sedd guy di yow joxuloo cër Mame Matar Gueye. soo joxoon cër Mame Matar Gueye du ñëw tranché nga ñëw këpp si suuf kon dañ laa fay. du ñëw tranché nga këpp si suuf kon dañ laa fay. kon ma tegal leen li ma dégg tey te kenn nettilu ma ko maa gëkk si sa tom bopp. deru yàkkamti xaaral ma dugg Google ndax mooy vidéo bu def buzz bi si heure yi si 15 heures yi passé kenn naxu la si wax bi dangeen def seen diil ñu fay leen xaalis bu weex tal te xam naa fu mu jógee dañ leen fay ne la waaye yow Ndella Madior bii Mame Matar Gueye di ko félicité ngeen bàyyi ko succès bii yàq ko. doo wax si Mame Matar Gueye doo wax si Ndella Madior jox da ngeen di seetaan daal Mame Matar Gueye jox ko succès ñu fay la waaw nga ne attaqué Ndella Madior ngeen diir seen diir yow ak seen buzz. xam naa lépp ndax lii ku wër ku dofay def lii
da ngeen ne damaa dof da nga ne damaa dof yow mii la ñu war a wër la ñu war a fekk te dinaa la fekk de dinaa la fekk nag man mii médecin bi man bii ngay ne doo intellectuel du tus man maa lay fekk ndax sa jàng soriwul alxuraan nga jàng et encore bi ma takkee solee sama blouse ak sama stéthoscope ba léegi gaa yaa ngi jafur ci Sénégal kii di wax ak yéen maa ngi am baccalauréat en 1986 duma seen morom maa la mag fuuf 1986 daa am sama bac c'est des pilotes mention assez bien à la faculté ni ñu koy xatee lycée Kennedy dof du am bac mention assez bien série des pilotes jóge fa dem faculté de médecine yi nga xam ne xaj yi nekk ci internet bi seen jàng soriwul ñu baccalauréat CEP sa amuñu ko mënuñoo supporter Ndella Madior Diouf di am bac ba di nekk faculté de médecine ba di fa def 6 ans de médecine dese 13 ans mënuñu ko supporter da ngeen ne li ay léeb la parce que dañ leen di fay ñu nekk di yàq ci internet bi rek mënuñoo imaginer que Ndella Madior Diouf bi médecin la docteur la te pas n'importe docteur lu ma la wax moom lu ma la wax ci sa feebar moom la ndax sama émission médicale yi ngay def man ko doon def y a 20 ans boobu sax xamu leen luy rajo y a 20 ans allo docteur 1920 Sud FM laa ko commencé daf ko sama santé FM kenn fekkewu mag si nag ñi ko triché ñépp amul goût daa lewet allo docteur u Ndella Madior du am fen doom fen parce que kii dafa jàng am bakkam dam faculté de médecine jàng médecine am yépp médecine générale ñoo nag di ko def sensibilisation kon uteeg naa koo xam ne defuloo sa CESTI ñu jox la ne la dama def interview ay médecin du bokk ndax li ñu lay tontu sa doo mën a xam ndax baax na mu baaxul doo mën a xam ndax baax na mu baaxul man nag sama émission médicale dama lay interviewer médecin suufee sama bopp ba nga foog ne man simple journaliste la ba médecin bi su juumee léeg-léeg ma rectifier ko wala ma defal ko sama bopp te su ma ko defee sama bopp samay dàq ndax si lay ëpp caaj loolu nag dafa am ñu mu nakkari loolu dafa am ñu mu nakkari dégg ngeen wax ji daa am ñu mu nakkari ba nakkari Iran Ndaw si boppam ba di ne intellectuel dégg naa phrase bi nga wax Bruce Ba la nakkari yow sa description julli yi ngay def bi nga gisee Ndella Madior di def si description anatomique danga ko ñaane danga gis sa bopp si man du ma sa wujju du ma sa concurrent sa patron la sa chef la sa professeur la ndax li ngay def maa la ko dàq téeméeri yoon soo génnee satala ma génne anatomie génne yàqu nit soo génnee satala ma génne yàqu nit kon duma sa morom ustaas day jox ñëpp cër wala ñu delloo ko rek place u non ustaasam ustaas day rafetal wax ustaas su ñëwee gis problème si dëkk da koy fay du si ut xaalis duñ ko si fay muy attaqué ustaas du attaqué nit ustaas dina gis dof sax mu faj ko ustaas dina gis dof sax mu am lu ko naqari day saan mu woo ko orienté ndànk kenn du yëg te du ko bàkkoo kenn du yëg te du ko bàkkoo mu réglé lu muy réglé le prophète sallallahu alayhi wa sallam prophète Mahomet man bu may dem Makka en 1998 xalaatuloo sax di nga am passe Makka bay dem Makka damaa simple sama bopp rek xam lépp bàyyi li ne si xol bi moo gën a am solo fu ne jaar ngeen fa pour yàq nit dem naa ba ay Baye Fall invité ma émission bu tudd nakati encore ay Baye Fall invité ma émission bu tudd émission bi Lamp Fall ñu ne ma yow dégg naa da nga ne doo julli ma ne loolu mosuma kaa wax loolu mosuma kaa wax dama ne sama yaay bu mu làkkoo ba léegi respecté wu tuma sama heure de prière bi dama gëlëm
ñu bugg a jël wax bi yóbbu ko après ki ma doon interviewé Lampa Fall ma ne ko yow da ngay julli mu ne non non du ma julli parce que man kii laa man Baye Fall laa ma ne xoolal ma seen wax yi Baye Fall ba si lan doo julli ma ne ko man damay julli waxtu julli moo may raw comme nu ko Souleymane Faye bindee waxtu julli moo may raw dégg ngeen wax ji kon kenn dàqumaa julli kenn dàqumaa dem màkk ba ma fay dem ñu bëri demuñu fi ñu fiy bàkku dem naa am ñaari yoon ñetti yoon juróomi yoon yëpp bu may dem 98 xale bu ndaw yéen ñi doogu mujj ñëw nag mujjee feeñ yenn ustaas yi jubóowu leen sa seen biir ñu taxaw nag dinañ ci seetaan ànd ak suñu zen attitude suñu zen attitude la ngi taxaw zen attitude mus ngeen gis ñoo xam ne ne dañuy yeete ñoo xam ne dañuy yeete Sénégal te jubóowuñu ustaas yi yéen jubóowu leen seen biir lan moo ko waral utum xaalis rek marché conférence da ngeen foog ne ñi ci xam ñu li ngeen di def marché conférence moo tax jubóowu leen seen biir ku nekk bugg nañ ne mana maa fi dàq waaraate li ngeen di def si suuf ñëpp xam nañ ko ñeen yi kenn gënu leen bëgg jigéen ñeen ñi kenn gënu leen kenn ñeen yi di siif jigéen bu leen ñu taxaw wax si dëkk bi da ngeen wax ji ustaas yi laa wax ñi nga xam ne respecté wuñu jigéen place su jigéen daal sa waañ bala bugg ñoo sonal nekk ci télévision yi di ratatatete rek yow soo gisee ustaas yi ustaas Iran Ndaw la ñu la tuddee jàppal ni bés ni tey yaay Iran maay Irak yaay Iran maay Irak ndax sa rukk bi nga toog mënoo nga bàyyi ma tudd sama rukk rek yow Mame Matar Gueye moo la gën a gore yow da ngay teesanteeg jigéen Mame Matar Gueye mësul yëkkati téléphone woo ma problème bu mu amee en tout cas tombé wul si man mu noon na yëkkati téléphone woo ma mais daa jël responsabilité am te ma ko si gërëm di ko sant parce que noonu la war a taxawee bind je félicite Ndella Madior qui est contre le lesbianisme qui est contre les homosexuels j'adore les hommes je suis pour les contacts entre hommes et femmes dégg ma say félicitation boobu moo leen nakari félicitation boobu moo leen nakari une partie de la presse qui a vu que Sénégal a retiré le titre et a présenté ses excuses pas publiquement en hors antenne changer titre bi parce que musuma ni nga ma présenté woon mooy dama dem si plateau 2S di ne oui je fais l'amour tous les jours ak ah plusieurs couples le soir ak et cetera mais soxor ngeen benn soxor boo xam ne bëggu leen se reconnaître que Ndella Madior a été traitée de lesbienne et a répondu en disant que elle n'est pas lesbienne mais elle adore les hommes et quand elle est mariée elle fait l'amour tous les soirs plusieurs coups quel est le problème yoom yi journaliste yu yoom yi liveur yu yoom yi affaire bi nakari leen ba ñu def si live spécial parce que dañoo yoom wax bi da leen nakari dangay yoom rek moo tax wax bi nag ko mu nakari dangaa yoom ndax soo amee sa jabar ah dangay sëy ak moom bés bu ne waaw soo sëyul ak moom day demander divorce tiiti rek di ngeen di bëgg tiiti rek may naa leen boobu jël leen boobu dam leen ñee parce que yéen vous êtes des escrocs soo leen di takk jigéen si jàkk yeeg ngeen di yem doo leen dem mairie pour toroxal jigéen yi du tax doo leen dem mairie soo demee mairie xam nga maire bi lan lay wax yaay solal yaay faj yaay dëkkal laay def lépp et yaay sëy pour ngeen am doom pour famille bi yokku sëy su amulee jigéen bi mun na dem wala góor gi mun na dem demander divorce ñu may ko mais loolu c'est la loi qui le dit et comme su fekkee seen jàng soriwul te la plupart d'entre vous vous êtes da ngeen dof parce que kenn drogue dof moo leen fas yéene fekk te man dama leen di fekk da ngeen wax ji ñu ne la dégg ngeen del lu muy wax
dégg ngeen Ndella lu may wax Ndella na dit que la vérité seen coow li lépp parce que vous êtes en manque de sexualité vous êtes en manque d'information sexuelle moo tax ngeen di wegegegegegegege mel ni affaire bi lu rëy mais c'est tout à fait naturel c'est pourquoi j'ai décidé de faire mes émissions sur la santé sexuelle chaque soir de 21h à 23h pour faire les gens qui sont en manque d'information sexuelle parce que nag dama fi gis luy coow ba mu nekk benn buzz du siècle qu'est-ce que j'ai dit mais je n'ai dit que la vérité une personne qui n'est pas lesbienne mais aime les hommes et quand on est marié mais on fait l'amour chaque soir les gens qui ne le font pas ils sont pas normaux oui comme sinon pourquoi être ensemble si vous n'arrivez pas à satisfaire vos épouses régulièrement chaque soir vous n'êtes pas normaux motu leen ko dégg ngeen wax ji loolu médecin bi may wax ak yéen jabar soo nekkee ak moom quand vous dormez ensemble vraiment c'est pour vous procréer c'est pour vous aimer c'est pour des tendresses c'est ça le sens de vivre à deux maintenant si vous êtes suffisamment coincé pour ne pas supporter ces paroles eh bien je vais vous soigner dama leen di fekk danaa leen fekk ba ngeen wër parce que gisuma ku ma tere si àddina bi un médecin qu'on empêche de sensibiliser sur les problèmes de santé sexuelle cardiologique rhumatismale juddoogul xool leen quand je parle de ça 500 et quelques personnes sont sur YouTube 1000 la ñuy carte 1500 sur truc parce que ça vous intéresse lii da ngeen bëgg a dégg te pourtant moi j'en parle naturellement la sexualité j'en parle naturellement xanaa yéen amu leen jabar kon ñii gambi qu'est-ce que vous faites avec vos femmes loolu leen di def ak seen jabar moo tax seen jabar di frustré rek ñu divorcé wala da ngeen di seetaan nii rek wala di toroxal nii rek ñoom ñuy uti dépense di ñoom di leen togg di leen jox yow Iran Ndao bi ma déggee que ne da ngay jaay crème xam nga da ngay jaay crème nga ne yow da ngay jaay crème fa laa la nawee ça veut dire que xeebuloo liggéey yaa ngi jaay say crème di ko dundee am say congélateur congélateur musuma say tëg bët damaa dégg un jour nga koy wax tombé si laa la nawee si laa ne kii de jàmbaar la kii jàmbaar la ndax nit warul xeeb liggéey jaay ndox ak kireen lu muy def benn la jaay ndox ak kireen lu muy def benn la jaay crème ak ñuy jaay vanille benn la forme bi rek moo différent kon ku koy def dañ la koy encouragé bilaay noonu laa doon xoolee ma ne kii moo jar a jàppale ndax rus bu wax que damay jaay crème loolu mooy sama métier yow na nga da ngay jaay crème mooy sama métier dama lay féliciter si crème bi ngay jaay ndax ñu ngi jaayee crème noonu la ñuy jaayee caaf noonu la ñuy jaayee consultation médicale commerce rek la amul bi nga siy xeeb foofu laa leen nay woon mais xam nga kañ laa la xeeb yow Iran Ndao laay waxal xam nga kañ laa la xeeb bi nga tàmbalee man de kenn duma fay nee naa Bougane Dany soo mën a dee fay ma dem sama yoon parce que ñàkk xam moo tax ngay wax loolu mais yaa war a fay Bougane képp kuy def production extérieure si kër suñ ko jaaree yoon yaa war a fay télévision bi uti say sponsor yaa xam si naar yi nga koy jëlee maa ngi lay xelal yaa xam foo ko jëlee si association yi fay télévision bi wax mais ñëw utiliser télévision bi utiliser caméra bi utiliser temps d'antenne bi ñu siwal la ba àddina bi yëpp c'est monde bi yëpp xam ku tàppe Iran Ndao xam kan la que c'est Sénégal ah nga ne bu ma kenn fay yaa war a fay li nga sekk ak Bougane kenn waru ko woon xam foofu la ñuy wax ñàkk sutura dangay wax waxu yar tey ma yar la bi nga nee nuñ ko xatee ak ni ko xatee waaw nee naa Bougane su ma fayee ma génn si télé bi man yàllaa may fay ma ne lii njëkkuntu la yaa war a fay télé bi da ngay dem service commercial louer sa temps d'antenne suñ la ko def looloo dañ la ko baaxee accompagner la kon waxu fay moo war woon foofu seen waxu fayu yu ñàkk kersa yi moo waru génn li nga sekk Bougane suñu yónnee aussi
ñu dañuy taal suñu télé gis contrat bi nga def foofu ñàkk contrat bi nga def doon lu mu munti doon am na contrat parce que am na benn tendance bi la jege te courant kay dawal ak émetteur ak i fréquence kon su la fa nee sarax dugal la fa da nga war a sant yàlla mais pas nekk si télévision ñëpp di dégg ngay rëyal sa bopp ngay rëyal sa bopp waaw man kenn duma fay waaw man yàllaa may fay yaa ngi suufal télévision bi seen TV di suufal Bougane di yëkkati sa bopp loolu la ñuy wax ñàkk kóllëre loolu la ñuy wax ko amul bàmmeelu biir parce que yow Iran Ndao amuloo bàmmeelu biir ndax soo amul bàmmeelu biir doo nekk fii lépp contrat bi nga sekkal ak rajo télévision nga ne fan nga di ko wax di réyal sa bopp boobu laa pare si yow boobu laa la seexlu parce que loo xamal nit wax ko sa kaw loolu mooy loo xamal nit wax ko sa kaw sagaru ustaas yi nga xam ne ak sagaru marabu yi tradipraticiens yi la plupart escrocs yi nga xam ne temps yëpp ñu ngi tudd sama tur pour jaay seen produit aphrodisiaque woy ndeel après ne waaw ñun de góor bu bëgg am kattal am nañu saafara bi am nañu saafara nee na si Ndella Madior phrase am boobu la ñu utee xaalis dugg leen si Google ngeen def tàppe gis man dama tiit bu ma duggee Google dugg YouTube gis marabu yi ñoom ñëpp ne dañuy jaay seen produit aphrodisiaque ndax Ndella Madior nee na je couche avec les hommes je préfère les hommes mais je ne préfère pas les femmes je préfère les hommes français laa tudd waaye nañ nag da ngay am xaalis dañu ut journaliste yi ñu ngi siy ut buzz tradipraticien ñu ngi siy ut xaalis tudd Ndella Madior pour ne la waaw man de am naa produit aphrodisiaque bu may jaay ñooñu dama déglu ma sa seen vidéo intégralement dama leen xool rek reetaan bàyyi leen ñu dem waaye bii Iran Ndao bii nag il fallait que ma tontu Iran Ndao directement sans intermédiaire xaw ma foo dëkk xaw ma sa numéro téléphone dégg naa daggatu nit nga gàtt ba dañ koy kii maanaam bu tuuti la ma ne déedéet ñu ne Iran Ndao la ma Iran Ndao lu tuuti daa gàtt ma ne c'est pas possible ah bon caméraman yi kon ñoo koy jàppale di ko filmer mais lu tuuti la comme pygmée comme ne amul différence ne pygmée tuuti man nag waxam bi nu mu rëy ma ne lu tuuti la dangeen wax ji kon kuy suufee sa patron ba di ne sa patron du la fay di ne fa nga sa contrat moral bi nga am ak sa patron soo attaqué nit sa day nekk lu logique yow ku la fay nga attaqué dañ laa fay pour nga attaqué Ndella Madior mënuloo supporter Mame Matar Gueye bu félicité ñi la yónni nag ñoo mënoo supporter réaction Mame Matar Gueye ñu ne la looy xaar looy noppi ëffal ak seen buzz nga ne xaaral ma ñëw wax sama tontu bi de dañ ko dégg danga ne sa entourage kenn ñemewu la wax li ñu wax si yow bi nga jotee sa convocation de jox nañ la ko bii nag mooy convocation à distance ndax yaa ngi tàkkaarloo télévision kii bi di ma seetaan fële fi nga nekk Tiwaawan yaa ngi may seetaan mënoo nga bañ a dugg si Ndella Madior te nekk Tiwaawan de Tiwaawan sama mbokk yi ñoo fa nekk sama papa moo fa nekk sama maam moo fa nekk kër bi nga nekk sama kër nga nekk maa la héberger yow maam Selbé Diouf bu jur waa Tiwaawan sama maam la te su ma ñëwee Tiwaawan sama kër laay nekk ñu may ne lu tax doo fi ñëw kon war ngaa ruusa attaqué ba nga fa bokkul dañ la fa héberger man nag fa laa bokk na fa la dëkk sama kër la képp ku nekk Tiwaawan du musa attaqué Ndella Madior su defee lu leen nakari dinañ ko woo si suuf yedd ko li nga ko war a yedd mais duñ ko attaqué publiquement soo raxee nag ñu héberger la Tiwaawan nii nga mën a mel ndaw nii rek nga mën a mel ndaw daggutu nit ñuy filmer la pour mettre la en valeur nga foog ne loo wax ci àddina bi nit dañ koy accepter war ngaa jomm di diggante mbagg ak jigéen war ngaa jomm du suufeel jigéen ndax jigéen moo jur góor ñu war ko yëkkati sa kaw jigéen moo jur góor ñu war ko yëkkati sa kaw dinaa leen tegal nag vous êtes à 2000 et quelque ñi seetaan bëri nañ dinaa leen tegal li war ma
ne damay tontu Iran Ndao directement waaw ndax wax na waru yar gisuma ku gën a yar Ndella Madior ku gën a yaru Ndella Madior gisuma ko dama am yar dama am teggin dama am sutura damay reetaan rek sama aal bi may aal nii ku ma àlloo ma aal su ma paree pare naa si sedd naa guy dam nga ba wax affaire intellectuelle bu su may sol ak sama stéthoscope tey war kaa sol nekk sama tenue de travail mu naqari lool ñi nga xam ne jànguñu mosu ñoo dugg école complexé véritable intellectuel moo jàkkaarloog yéen nii nag nekk intellectuel boo xam ne nu ko neex mel tey su soli blouse ba mu sol garambu bu dàq garambu bu lii du jasneer de lii gold la gold dañuy wax gold lii gold la ok mooy yi Macky Sall di sol moom lay sol du jasneer gold su ma neexee sol blouse su ma neexee sensibiliser wàcc niveau bi wax comme ni ngeen di waxee su ma neexee tubaabee je suis en train de répondre à Iran Ndao qui a osé m'attaquer alors que je lui ai rien fait bii mooy tubaab bi kon dee la benn unique mondial la adapté wu nag si n'importe quelle situation mënoo nga laal kenn waroon nga def sa ma xanaa yow kon jubóoloo ak ma Matar gi nga bëgg a këpp ñëw si ma da nga ko jubóoloo ak moom man de xaw ma seen histoire yéen ñaar xaw ma ndax di ngeen jubóo xaw ma ndax jubóowu leen xamaluma leen dara mais félicitation bu ma félicité naqari na nit yi naqari boo xam ne samay nooñu naqari na leen naqari ba di bëgg a jël kàmb dugg si biir mais gas leen seen bopp te ngeen suul seen bopp si biir li ma wax dafa dañu bëri si félicité je suis pas lesbienne j'adore les hommes quel est le problème quand je me marie avec des hommes moi je me marie pas avec des femmes da ngeen ma si war a félicité su ma ko préciser correctement ñuy dagg léegi dañuy dagg c'est comme Sénégal nu mu njëkkee titré waxul ni ko xatee traité de lesbienne Ndella Madior contre-attaque dafa ñëw rek je fais l'amour avec les hommes tous les jours mais ni ko dem rek di wax raconter sa vie privée mais non j'ai pas dit ça j'ai contre-attaqué et j'ai donné une bonne réponse boo xam ne day ni tilt da ngeen wax ji man dama mën a tontu su ma décidé tontu parfois ñaata nit laa ignoré temps yi soo duggee kii bi ay ñuy def ay des comédiens yeeg ñépp si dugg comédiens yeeg liveur yeeg pour am buzz parce que dañu demoon ba woo koŋ amatuñu xaalis si YouTube faytu leen dërëm ñu ne yoo xéwal dikk na rek commencé bombardé après di yër seen vues yi di yër si war naa fi am tey fii 100 000 francs wala 200 000 wala 1 million di topp si ndeer rek di ka ratt ba na dëmm ngeen noonu da ngeen mën a dafay dëmm ngeen da ngeen ne man dof laa ma ne la ngeen dëmm ngeen ay dëmm ngeen di ratt deretu nit pour am si moom xaalis dëmm ngeen te jubu leen ndax soo leen juboon da ngeen di def ni Mame Matar Gueye xool que kii dafa tontu dañ kaa attaqué mu bu kaa tuuma mu ne man ak góor yi la du ak jigéen yi et pas n'importe góor te du góor bu yoom góor bu dëgër këcc loolu leen naqari ñu yoom yi dañuy mer li ñuy doyee góor bu yoom day dem faju loolu leen naqari kon ma tegal leen li ma wax ngeen si déglu ndax kii ustaas dina waxee nii ustaas day maanu yéen lu tax mu leen mel ni Maodo Sylla sama maam Maodo Sylla sama papa Maodo Sylla ba muy nekk grand serigne de Dakar xam nga lan la doon wax nit ñi day leen di ragal yàlla te topp yàlla lu tax Iran Ndao doo ragal yàlla te topp yàlla fa nga nekk sama kër nga nekk sa Tiwaawan waaw ma yëgal la loolu man doomu Buur Siin surtout Selbe bi jur waa Tiwaawan laa bokk aw ma fa sens interne su ma neexoon tey su ma demee dañ may ubbal néeg ma fanaan ndax sama kër laa ne soo ko weddee nga dem laajte ndax xalif général soo demee nga laajte ko ndax man su ma ñëwee dina mu jox néeg mu ubbi tëdd wala déet du ma luwee mukk si àddina dañ may ubbil ma tëdd ndax sama kër laa ne nam ma lool ndeysaan Sëriñ Pape Malick Sy bi nelaw barki Demba Ndiaye
kooku nga xam ne dafa demoon ba xam ban jour lay gaañu te man mii la ko wax man mii la ko wax waaw si waxtaan ma ne kii lan la may wax nii kii lan la may wax nii ma ne je vais pas dépasser cette date il m'a dit lu tax mu wax ma ko man dafa xam ne si famille bi laa bokk te am naa dégg-dégg te mun naa ko jottalin mu wax ma ko dee leen di seen nit rek soo demee Touba fa laa bokk nga ñëw Tiwaawan fa laa bokk gisu leen benn Serigne Touba surtout Serigne Touba attaqué Ndella Madior du am parce que xam nañu li mu leen yéene gisu leen benn surtout Serigne Maodo Sylla mais ku fa raxte di fa mbubboo Tiwaawan te nga rax mbubboo fa ne sarax si télévision yi ñu taal la ngay ne dangay liggéeyal yàlla kenn fayu la bu la kenn fay te ñu lay fay si conférence yi mbubb yi ngay sol ñu leen koy baaxee di la ko may ustaas yi lan la ñuy def ustaas yi télévision bu tàkk ustaas ñëw na taxaw ne damaa bëgg a tàntante lan la siy jublu lan la siy jublu loolu lañ siy jublu li ngeen di am si conférence yi moo ëpp foofu li ñu leen jox si télé yeeg rajo yi pour ñu ñuy jox kon ko nee nga yow duñ la jox dërëm yow yaa war a fay bi nga nee duñ la jox dërëm di weejee sa patron fa pare si yow moo tax duñ la seetaan kon yow da nga foog ne da nga teg sa bopp foo xam ne da nga fa nekk nekkuloo sa kaw de si suuf nga nekk comme sa taay si suuf man li ma gàtt maa la sut ndax damaa gàtt am bakkan bu tàppandaa dégg naa am na ñu ma koy saboté may sama bakkan bi ak sama kanam bi mais je suis une africaine l'africaine naka lañ koy xamee du bakkan bu tàppandaa kon yéen da ngeen complexé noonu sama bakkan su yéegi kii wa ngeen xam ne damaa raxuma vrai séeréer Égypte laa jóge dam leen seet moom yi dam leen seet ñu nekk si en Égypte les noirs comme ils sont dañuy am bakkan bu tàppandaa fier de bakkan bu tàppandaa quel est votre problème kon yéen da ngeen complexé ba di wër bakkan bu tubaab da jël def chirurgie esthétique di ko yëge si kaw ci péri cette beauté que vous voyez là c'est une man je suis une reine d'Égypte une reine du Sine et je proviens d'Égypte nii rek laa mën a mel extrêmement belle dama ñaaw sa léegi ndax toppatoo ma sama bopp ku ma gis xam ne Égypte laa jóge gaa yaa ngi yàkkamti titre pour am xaalis live bu ma def maa ngi dundal ay nit ma sarax leen ko ndax mënoon naa ko signalé su ma ko signalé woon yéen ñëpp dañuy dagg seen vidéo yi droit d'auteur sama vidéo yi ngeen di tasaare pour am loo leen añee loo leen reeree ma sarax leen ko ndax daf maa neex su ma neexoon xam naa fi ñuy jaar ba ku ko jël du la wàññi dara doo si am benn vue dam leen si bàyyi nii rek sarax leen ko ndax amu leen imagination lu Ndella wax ngeen di préparer wuy dina ne Ndella elle vient d'Égypte je viens d'Égypte du Sahel raxu tukuleur am naa benn raxu métissage portugais samay maam côté yaay moo tax sama yaram bi yépp a weex mais majorité séeréer moo nekk sama majorité séeréer sama doom ku ko gis weexaay bu mu weex su exposé soleil day mel ni man ñu kooku jur ko karaw yi frisé yi mu am nii jege si voilà karaw frisé bi mu am nii xam nga dafa lakk ndax mi ngi woon simal mi ngi marron nii dafa nekk simal si géej gi ba nga génn si géej gi plage privée bi ñu fa am à simal je le mets là-bas avec l'autre téléphone tu vas avertir les autres dégg nga tu peux partir lii dafa lax mais daa weex tal su nekkee Dakar wala nekk si espace bu climatisé ñaari fan la ngi dem simal mu ñuul parce que deret bu ñuul dafa rax si deretam man je suis vrai sérère du Sine et je viens d'Égypte sans complexe médecine bi ma jàng docteur bu ma nekk su fekkee dafa am nu ma naqari des cas sociaux ak ñu nekk si suuf loolu dinaa leen fekk ba ngeen wër avec le temps vous allez accepter Ndella Madior docteur Ndella Madior vous allez l'accepter conseil santé yi may def yéen a koy njëkk a déglu soo leen ko rusee déglu en direct tamit da ngeen di xaar ba ma arrêté ngeen commencé ko di ko déglu parce que da ngeen di gis nombre de vues ni muy yokkoo kon soo nee li ma wax lu ma wax dina egg si fu mu war a jëm
chantage boobu nga def ñu la jox xaalis dañ la jox xaalis nga ne man kay su ma waxee dina ko dégg àddina bi yëpp dinañ dégg ko critiqué naa ko looy critiqué yow ñii di félicité nga jékki-jékki affaire bi def na 3 semaines léegi mu def 3 semaines nga bëgg a waa complot ak seen TV noonu nga bëgg am da nga bëgg nit ci fàttali ko pour nga am ngay conférence kese dama gisul lu si yoonu Iran Mame Matar fay na wax ji ba pare félicité na ba pare yow da ngay yow bu say këpp suuf man maay këpp suuf si yow fay la rap yow mi ñu héberger Tiwaawoon ndax danga rax Tiwaawoon bi dañ laa faa héberger ndax bokkuloo si famille bi man mi bokk si famille bi nag te beewuma dal nag dama fay def sama tànk sa bëriwu fa wax nañ ma lu tax doo fi ñëw te kër gi sa kër la ku gis seni Cheikh gis Madior Diouf xam ne benn kanam bi la seet leen photo yi même deret bi la si kër Tiwaawan laa bokk man raxuma kenn hébergé wu ma fa kon doonay feeñ si télévision bi mbubboowu oustaz di attaqué jigéen kon dooneen oustaz parce que dooneen oustaz da ngeen jël place oustaz te amu leen jikko oustaz bëgg ñoo tànkal bëgg ñoo sonal di xuloog seen biir dooneen rusa di xuloog seen biir oustaz bi xuloog mu doon oustaz Sénégal lañ ko gis oustaz sama doon na juum oustaz dafa waroon juum ngeen aw si suuf rectifier ko rafetal lépp ngeen nekk benn mais si kaw ngeen di xiiroo di ñaayoo di xuloo ndax xaalis conférence kooku mën ngaa xas nit man yow loolu mën nga xas nit kooku ban yar yéen a ñàkk yar bi ngeen ñàkk yar moo waral ngeen di ne fan contrat yi ngeen am ak télévision yi di suufal seen patron fa laa la weddee loolu daf safuma chantage psychologique bi ngeen di def si peuple bi moo tax duma leen seetaan loo leen def safuma am na nag ay oustaz yu jub kenn di laa si namu grand serigne de Dakar actuel grand serigne de Dakar sax dama ko fan ndax intellectuel bu nekk si grand serigne de Dakar y en a 2 Abdoulaye Mactar Diop ndeysaan ak keneen ki maa ngi fàtte turam dama leen fan maanu bu ne si ñoom ñi ngi xeexoon ak gaa moom mais ku si nekk am na lu la yàlla may soo leen di laal jigéen daanu soo leen critiqué jigéen laal Ndella Madior critiqué ko daanu ngeen soo leen nekkoon 100 wàcc ngeen ba 1 parce que waru leen ma woon laal ndax Oda Ndaw dafa mën a dara bi dafa mën a mosuma laa gis sagaru journaliste laay wax de sagar koo xam ne day jàng journalisme ñëw ak fenam iñaane na wax dëgg bi ndax munoon na ne dañ kaa traité de lesbienne mu ne déedéet man duma lesbienne man góor laa amal affaire déedéet mu ne kii da ndaw si dafa nekk si télévision bi di wax boole si ay fenu neen pourquoi vous da ngeen di biaiser l'information ki ngeen di interviewer su tombé seen piège dafa muusul rek dafa gàtt xel ndax jàngul ñu fay ko ne ko attaquel fay mun na nekk da nga nekk xaalis de ngay sotle sa xarit bu nekk si gouvernement bi nañ ko wax bi jeex ngay sotle sa xarit bu nekk si gouvernement bi nga ne xaaral dinaa ko attaqué ñëpp yëkkati nañ ko Mame Matar yëkkati ko xaaral man naa koy attaqué da ngay sotle nit ji dafa am koy sotle nag nga si jublu ristourne financier ak waa góor ñëw Iran Ndao de jàpp na ko Iran Ndao jàpp ko de Iran Ndao dafa feeñal boppam dafa wane que amul place ci Sen TV dafa wane que amul place ci oustaz ndax soo duggee YouTube da ngay gis sa ñu bëri ñu mu attaqué ak ñu bëri ñu koy attaqué mais oustaz day maanu oustaz day gis fu safara am mu fay ko rap fay ko rafetal wax bi ba ñëpp ñu juboo woon sa juboo loolu mooy place oustaz loolu leneen prophète Mohammed santaane day leen di fay ay mais bu leen ko yokk oustaz yow doo oustaz buy attaqué Ndella Madior buy diirante mbagg jigéen buy xas jigéen buy traité jigéen do dof doo oustaz saa yu ma la gisatee si télé bi fay ko
nga ne kenn ñemewu la ko jottali yaa ngi seetaan yaa ngi seetaan ñi la ko waroon jottali ñu ngi lay gis ngay seetaan kon janu ñu la koy jottali yaa ngi seetaan danga waroon nag yem sa place àtte dëgg àtte dëgg ndax loolu ki ñu la tuumaal dangay seetal sa bopp mu set wecc doo nangu sa ku la fa dugal doo nangu sa ku la fa dugal te ku mu doon sax doo nangu sax jege ko bay xaritoog moom dégg nga wax ji ku mu doon doo nangu xam ko bay xaritoog moom kon maa ngi sama rukk di liggéey sama liggéey awma soutien état maa ngi góorgóorlu di fay samay TVA maa ngi góorgóorlu am sama association jiite sama association na nit yi loolu la nga xamul dégg nga wax ji di créer samay autofinancement di jënd samay matériel di xuus ndànk-ndànk bay taxaw ngeen seen ma fele teg ma waaw jigéen bu am jom jigéen bu am jom jigéen buy damal boppam kon bu leen ma fakkasal ba ne may fakkastal la ku ma mënul dooleel na ma taxaw di ma seetaan candidate à la présidentielle bi moo leen nakari ah man di lu tax ñu créé parti mais kuy créé parti c'est pour dugg pour yéen du pour far rek nekk ci ginnaaw di allié kon nga disu sa parti réconciliation nationale pour l'unité africaine mais mooy sama 300e parti Sénégal ma jiite ko bokk naa suñu investir Madické Niang ndax Madické Niang amu woon parti xam naa ne xeebu leen ma nag bàyyi ngeen ma xel lool bugg ngeen tànk nag pour am xaalis sama tur bi nag di ngeen ko bàyyi ay dëmma ngeen dëmma yi fi mista yi rambaaj yi naan katu deret yi bàyyi leen turu ma Ndella Madior ay naan katu deret ngeen kii si frot si pik xaar leen ma ñëw tegal leen lu mu wax YouTube rek ngay dugg ndax lii waruloo koon wax voilà. nga dem ci xam nga Abou Talib xam nga ko xaalin ko ko. indi dina vermicelle ak macaroni ajam. gënoon luy actualité aussi ndax tamit ñu fàttali ni suñu papa oustaz Iran Ndao en dehors oustaz bi mu nekk aussi dafay gëstu ci lépp loo xam ne rek doxalinu société bi la ak tolluwaayam kenn koo xam ne dañ koy faral di déglu ci réew mi mu yëkkati ay kaddu semaine bi passé yëkkati na ay kaddu yu bare ba yoo xam ni ñu bare bari ci askan wi ñaawlu nañ ko ndax dafa taxaw toog ci télé di wax yëg-yëg bi nga xam ne moom lay am ci góor ak li muy soxla ci góor ba xëy na am li nga xam ne moom lay soxla ci boppam moom ñu tudd turam ndax seen buzz la chaîne des leaders moom jàngale rek moo ko tax a jóg yëkkati na en tout cas papa xaw ma ndax yëg nga ko wala di xam le ne daal moom li muy soxla ci góor mooy góor goo xam ne dina mën a joteeg moom lu mat ñetti yoon comme 3 coups ndax jaadu na yell na ku mel ni kooku toog ci télé di wax jàppoo ni am na leneen loo xam ne xëy na communication bi war na ko jur ci askan wi papa. voilà déjà journaliste bi il est extrêmement malhonnête le journaliste daa bëgg dafa def question boo xam ne pour créer buzz génne ko ci contexte am au lieu mu ne Ndella dañ kaa traité de lesbienne mu ne non 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 man du sama aw mag affaire jigéen góor lay amal affaire mu waxee ko nu mu ko waxee. keneen nag intellectuel su nekkoon intellectuel dem dégg-dégg te seetaan lépp ndax mu noonu man duma seetaan te duma seetaan rajo parce que mi ngi préparé réponse am mi ngi préparé contre attaque bi su maanoon da siy maanu wax bu rafet ne ah si nu ma ko seetaanee de dama dégg ñu ne dañ kaa tuumal affaire jigéen ak jigéen te affaire jigéen ak jigéen ak góor ak góor dañ kaa sib ku ko def dañ lay rey foofu la waroon tonto et que su fekkee damaa comprendre li mu wax dafa ne moom bokku si xeet boobu day déedéet da kaa ignoré daa njëkk ne góor jigéen rey rek la si islam wax doogu ñëw nag si Ndella Madior na commencé di dambat nag di nekkee ne ñàkk yar amul ku ma am kersa
waaye su ma lay wax du ma la saaga dinaa nga tegginal wax bi waaye dina mel ni puso dinaa teggine wax bi de mais day mel ni puso ndax du ma la saaga mais wax bi day mel ni puso kon ñu déglu Iran Ndao lu mu si tontu. non àtte naa ba pare xam nga wax naa góor jigéen luy àtteem jeex na amul leneen lu ci des ki ko def ak ki mu ko def ñoo bokk àtte ki ko def ak ki mu ko def bu dee dof moo ko teye ci du xale ñoo bokk àtte rek jigéen bu toog ni man li may bëgg ci góor mooy góor boo xam ne daf may satisfaire trois coups par exemple lay soxla wax bu ci télé ci koo xam ne dañ lay déglu ndax jigéen waa xam nga loolu day dellu ci éducation am na ñoo xam ne rus nañoo génn yenn kàddu soo leen gëddee sax ñu rus ci éducation alquran daf noonu yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba wal xikmata na ngeen jël seen doom yi yar leen muy cër bi nga jox sa yaay nga jox ko kuy sa moromu yaay cër bi nga jox sa baay nga jox kuy sa moromu baay cër bi nga yor nga jox ko say morom cër bi nga jox sa rakk nga jox ko rakk jàmbur yi loolu mooy yar soo paree ci yar nag nga jàngal ko mu xam li yàlla bëgg ak lim bañ xam société am muy xam-xam soo ca paree nga dem ci yee ko mooy mu doon nag intellectuel congaan du ko jàng mooy ku nite du ko jàng déedéet mooy ku nite nit ak nite du benn da ngay gis ko doon nit ti nitewul lu mu def ñu ne ko bàyyi sa yëfu dof yi nite dafa baax mais am na yoo xam ne boo toogee di ko wax ñiy kilifa dañuy avancer pousse onde bi dem feneen waaw dafay am na ñoo xam ne duñ tenir compte parce que dañuy jàpp ni lii ku nite du ko def donc man du ma déglu rajo man du ma déglu télévision yooyu du ma dem ci site internet dara man lu ma la waxit sooy boo téye loo ma wax du ma ci jot kooku looloo neex ci man loo ma la wax danga ci jot te loo ma wax duma ci jot kenn ñimewuma koo dicté ci ñi ma nekkal waaw parce que loolu it nag maa ngi ko jëlee ci góor gu baax googu waaw macha allah parce que soo demee ci yeneen bi xam li doon mu ne mi ngi ko jëlee si góor yu baax boobu maanaam lu mu bëgg a wax nit dina ko wax te wax ba dina egg ba sa nit ka waaye nit ka su tontoo tamit tontu bi du egg si moom ndax moom du déglu rajo du seetaan télé te entourage am kenn ñemoo ko wax diw nee na la lii mais duñ la ko wax parce que yaa ngi seetaan fële Tiwaawan fa nga nekk yaa ngi seetaan te gàcce nga sa am ndax waruloo woon attaqué Ndella Madior dafa la dara man defuma la dara defuma dara askan bi dañ maa tooñ ma tontu sénégalais nag xamuñu kuy tooñ ku fayu la ñuy xam nee na intellectuel dafa war a nite intellectuel mooy ku nite gisuma ku gën a nite Ndella Madior yow maa la dàq jàng ëpp la yërmande gën la baax gën laa ñeme coono yow yaa ngi góorgóorlu am sa société ji yaay crème ma la siy félicité foo dam nga ne kenn duma fay weege say patron te ñu lay feeñal nga war leen fay temps d'antenne foofu la jikko su jikko boobu moom a njëkk a soof ndax su fekkee dañ la jox temps d'antenne nga ñëw def émission c'est donnant dañ laa xàllal yoon bi taal la nga tàkk ndax taalaloo sa bopp kon kooku amuloo fay Sen TV amuloo fay bëggaan mais foo dam ne kenn duma fay kenn duma fay loo si jublu te doo ne da ngay wóor di conférence te kenn du la fay dañ lay fay
di la baaxee di la may ay yére ñu ngi lay teral te teral bi yëpp doo ko génne ci kaw kon honnêteté bi ngay jaay di ko fag di ko wone loolu saful kenn ndax loolu lañuy wax di bàkku dangay bàkku ko dangaa jub te di tooñ nit ustaas du tooñ jigéen dafa war a juum nga jubbanti ko dof bi ngay wax nag mun na la ko féetale ndax yow au moins ñu lay maquiller daggati nit bu mu nekk ñu koy maquiller parce que ni ku ko gis foog ne ku rëy la fekk lu tuuti la bu ko amee Sénégal yow coow li su fekkoon dalaa ñor si suba si nga waroon dóor mu daanu mais dangaa xaar ba mu sedd ba nit yi félicité nga doog a jóg pour feeñ pour kontaanal pour féete pour kontaanal ki la ko yebal man na ma koy waxee sax ndax danga laa yebal danga la ko sant li nga def nii danga la ko sant waa Iran woon fii ngeen di bàyyi ndee la muy wax lu ko neex xam nga fekkewu ma ko mais xam na naan la noonu la demee nga ne bàyyi ma boole leen nag yenn journaliste rek ma yemale ko place am doo toog ko dafa di de ma yemale ko place am ndax kii dafa nekk si télévision bi di def lu ko neex man dinaa dem 2STV def lu ma neex man dinañ ma wax loo xam ne amul ma ne parti di seetaan kon c'est pas Ndella Madior mënoon naa la ignorer nag mais il faut que ma feeñal la ñàkk sutura mooy nekk si télévision fa nga di nekk du ma fay yow ñàkk sutura la amuloo fa benn ndam loolu moom gën a naqari si yow ñàkk teggin mooy gis une grande dame du Sénégal ñépp naw ko nga ne kooku daal nitewul maa la gën a am kersa soo ñëwoon sama cabinet médical dem lay sumbi ba nga set wecc dama ñàkk kersa soo ñëwoon sama cabinet médical SOS santé bu nekk Sacré-Cœur 3 docteur Simou nekk fa ak ñeneen ñuy sensibiliser ci rajo yi di consulter dama lay summi ba nga set wecc man jigéen su la neexee nag nga ne góor a may consulter da lay summi ba nga set wecc ndax consultation bu ñëw koo munti doon soo ñëwee dañ lay summi ba nga set wecc kooku dafa ñàkk teggin dinañ la summi ba defal la toucher rectal pour seet ndax da nga am adénome de la prostate ou pas loolu dafa ñàkk teggin ñun médecins yi xamuñu luy complexe nit dañ koy summi sooy dund dañ lay summi consulter la soo faatoo dañ lay ubbi tëddal la autopsie la ñun loolu dina am problème complexe nit su ñun du dara kuñ ko wax nga mer noo munti doon soo duggee si cabinet bi dañ lay tëral summi la consulter la seet ndax normal nga ndax fekk danga feebar wala fan nga feebar kon ñooñu dañ leen di jox cër li may def nii di sensibiliser sur les problèmes de santé mais c'est un médecin qui sensibilise qui consulte am ñu ko consulter ma yore micro bi télévision nañ nekk faa nga nag di sensibiliser loolu lañ si mën a critiquer fumis yeeg rambaaj yeeg jaloux yi les jaloux façon jalousie bu nekk gis naa ko temps yi si réseaux sociaux mënuñoo supporter damaa sol blouse gars yi jaful damaa sol blouse ñu ne ndax lii théâtre la gars yi jaful xanaa yéen may yow waay may nañu jàmm c'est notre métier mu naqari leen buuxantewu mag yéen de yéen si fekk si ndax bi may door ñenn si yéen judduwu sax 1994 daa commencé sensibiliser sur les problèmes de santé pour ñu xam jamono Ndella Madior boobu Ndella Diouf la nga xam dangeen wax ji kon nag tooñ nga ma gis nga man psychiatrie bu may stage psychiatrie ndax dinañ fa jaar ñaari yoon dinañ def psychologie def psychiatrie pure et dure samay malade yëpp dañu ma doon nopp ndax temps bu mu leen di accordel déglu bu mu leen di déglu temps bi mu leen di accordel déglu bu mu leen di déglu ak yërmande bi ñuy gis ci man
dam leen laaj ministre Ngoné Ndoye kookoo xam docteur Ndella Madior dam leen laaj ko di kara jooy barki Dembo Jaay mi ngi def témoignage ci 7TV kooku maa yore woon doomam bu feebar dam leen laaj ko man fàtte woon naa ko sax moo feeñu si man moo ma ne docteur Ndella man xàmme naa la mais xam naa ne xàmmewuloo ma yaa fekk sama doom ma ne ko chirurgie infantile Dantec waa ndig wax na dëgg yow c'est pas possible je fais pas le rapprochement et jusqu'à présent j'ai pas fait le rapprochement parce que dama doon dévouer samay malade man communication yi rajo yi ñoo ma këf kon Iran man rek maa nite yow mii yaa nitewul yow mii wax ko Bougane du la fay yow mii yaa nitewul ñu ne la fang chaque jour yow amuloo fayu Bougane amuloo fayu Sen TV amuloo fayu caméraman yi ñooñu dañ leen di fay ñu yore seen salaire di la taal bés bu nekk ngay wax amuloo looy wax lu dul man kenn du ma fay yaa leen war a fay kon dangaa nitewul bi nga commencé wax loolu la sa dara safuma sa dara safuma waaw ndax li ngay mbubboo jub bi ngay jubboo moo amul sooy wër ku nite ñëw si Ndella Madior ma faj la ba nga wër këñ dangay wër si saas ndax nii maa ngi lay faj à distance tradipraticiens escrocs yi nga xam ne sama tout temps yi la ñuy dundee warloo woon nekk si même pied d'égalité ak ñoom bay ne à qui le tour kan mooy ñëw di attaquer Ndella Madior à qui le tour kañ la ñuy ñëw prendre léegi acca ñu ne kii wax na pare man maa si tegu xaaral ma jël sama wàll naankatu deret yi ay naankatu deret ngeen ndax da ngeen di tànk deretu Ndella Madior di ka naan pour am ay vues maa ko waxtee moo am sama deret bi ngeen di naan ngeen di arrêté ya ngeen di doog a daj dëmm yi ngeen doom ay dëmm ngeen ndax da ngeen di naan deretu Ndella Madior yéeg ko bañ ko bàyyi ndax Sénégal dafa am ay dëmm dafa am ñoo xam ne dugub soow rek la nga xam dama xam ne da ngeen nekk si turu nit ki rek di lekk rek tëgg ba nga bàyyi da ngeen koy yàbbi nag dëmm yi munoon naa dem na 4 heures de temps mais dama am programme bu riche 4 heures de temps wala 10 heures de temps munoon naa la yéeg bañ la wàcc mais dama am programme bu riche li si des nepp yépp nag jégal naa leen ko waaw nañu ci jël desiti ñiy jël boolu dof yi ñi ñar mar bool yi am dëwlin yi bool yi am xooñ yi lekk xooñ a leen dese ak mar bool naan dëwlin bi ngeen naanee deretu Ndella Madior ba pare parce que yéen langage bi ngeen xam langage bii rek laa leen mën a tenir rek ndax da ngeen di wax yi dof ak yi nite dinaa leen fekk yéen ñi dof ni ma doon fegee sama malade ji fa lépp si caati faane noonu laa leen di fegee si sama biir émission à distance asalaamaaleykum